sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. tur bi naka la. man Thierno Alpha Mbengue laa tudd. waaw nekk coordonnateur collectif waayu lor yi si mbënn mi depuis 2005 waaw. coow li bëri na ñun yàgguñ see jot mais mel ni Jaxaay benn bomb moo fi nekk te tôt ou tard dinañ xëy rek mu exploser mën nga ñu expliquer tuuti situation. waaw bomb bu garaaw moo fi nekk bomb bu garaaw parce que ñun ñooy dànkaafu nit ñi ñooy masla ak nit ñi di leen xamal ne ñu ngi wax ak kilifa yi que nañu dal. parce que neexul ñu toj sa kër depuis lu ëpp fukki at ak nangam ngay toltalaan sa njaboot du luyee kër yi ñu la war a jox nga ñëw gis ay nit mu ju dëkk ca du ñu fay luyaas yow ngay fay luyaas foo luyee ñu toroxal la génnee la ak jamono ni mu méttee ñi nga xam seen jëkkër dañoo génn àdduna bàyyi leen ak njaboot ñu war a daw lu ñu dundalee njaboot gi war a fay luyaas xam nga ñooñu day métti si ñoom te ñooñu dañoo amoon seen kër nattu yàlla ñëw jafe-jafe yi métti ñu génn seen kër dem luyee ji dañ daan def bu ndox mi deexee nit ñi ñëw defaraat seen kër dëkk jamono boobu nga xam ne ndox mi kër gi amatul ndox mu ñuy defaraate dañuy dëkk dootuñu fay luwaas mais depuis bi ñu tojee kër yi ba léegi nit ñaa ngi fay luwaas te depuis 2006 que les maisons ñu ngi toj kër yi depuis 2006 ba léegi nit ñaa ngi toltolaan ak seen njaboot mu nekk situation bu métti boo xam ni te Jaxaay waroon na pare depuis 2008 2006 2008 la ñu waroon tabax 3000 logements ñetti junniy kër ñu dugal si doomu aadama yi ñi nga xam ne ñu ngi desoon si zone inondable yi mooy fa nga xam ne ndox mi mën na leen sonal waaw ñooñu la ñu prévoir woon 2000 logements yi nekk yi nekk Jaxaay yi nekk Tivaouane Peulh ak ñàgg moom le président boobu Macky Sall tuddee Tawfekh te yooyu waroon nañ ko defal depuis 2010 waaw ba léegi yooyu pareegut yooyu Tawfekh des na téeméeri kër ak juróom fukk ak juróom-ñaar Jaxaay des na ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn kër yu pareegul waaw. mais mu mel ni li ñuy naan ubbi dëkk yi situation boobu moo gën a doy waar parce que dafa am ñoo xamante ne dañoo ñëw ci këru Jaxaay yi moomuñu ko moomaanuñ ko ñu ñëw dëkk si kenn génneewu leen ñu dem ba aakimoo kër yi. waaw loolu moom man jaaxalu ma bett ma xanaa coow li mu bëri nii rek mais keroog émission Ndoye Bane bi le 22 juin nee na génne naa benn brouillon de rapport d'évaluation bu muy defoon xamal ni en 2000 le 3 octobre 2013 def nañu une mission de contrôle à Jaxaay à l'unité 12 fekk nañu fi ay nit ñoo xam ni dëkk nañu kër lu mat juróomi at te moomuñu ko waaw fii unité 19 fekk nañu fi ay nit ñoo xam ne dëkk nañu si kër lu mat ñeenti at juróomi at te moomuñu ko waaw kon ubbi dëkk bi yàgg na te loolu mooy prouver ni y a jamais eu de sérieux dans le projet bi bu amoon sérieux ay nit du ñu ñëw fekk kër ñu tabax ñu ñëw ubbi ko dëkk kilifa yi ngànk réew mi yëpp ak ñi ngànk liggéeyu Jaxaay amul kenn koo xam ne di nga tabax sa kër ba mu egg benn niveau bi nit ñëw ak njabootam dugg si biir te doo ko génnee waaw kon manque de sérieux bi ñuy wax nii loolu moo tax Jaxaay li tax Jaxaay pareegul ba léegi mooy problème boobu bu Jaxaay pare woon kon nag ni dañu toog fi naan ay ubbi dëkk ak neneen léegi nag dañoo toll ay jamono boo xamee nit koo xam ni yéen a dëkkoon wala yéen a doon loué mu dem dugg si kër lu mat ñaari at ñetti at ñeenti at kenn waxu ko dara mais da nga naan mais man lu may nekk fii di fay sama xaalis alors que am naa possibilité dëkk comme kay naa dem dëkk bu ñu ko génnee moom bu ñu ko bàyyee noonu muy noonu ñu jékki-jékki dégg ay jamono benn waaye bu doon xadd benn kër fële unité 21 ñu ne ko yow kan moo la xaddaloo fii mu ne Macky Sall moo ne ku ubbi yaa moom nit ñi riir ñëw dugg si kër yi waaw loolu yëpp manque de sérieux te l'État sait bien ce qui se passe y a les services de renseignement qui sont là ñun ñu ngi bind ñu ngi wax ak kilifa yi ñu ngi wax ak autorités yi xam nañu lu xew fii lan moo tax boobu ba léegi Jaxaay parewul benn ñaar lan moo tax boobu ba léegi waxuñu ci problème bii ñett lan moo tax ñuy seetaan situation bu mu egsi fii te mu ngi dana ëpp loxo nag waaw dana ëpp loxo. mais ubbi dëkk yooyu est-ce que jéem ngeen dem yow en tant que coordonnateur jéem nga wax ak ñoom pour ñu génn abal kër yi ñi ko moom. non ñun ñoo waxoon ni dañoo jékki-jékki un temps ñu ne kër yi comme am na 87 maisons yoo xam ne juróom-ñetti fukki kër ak juróom-ñaar yoo xam ne kule nañ ko ba pare am na dal juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett yooyu juróom-ñaar yoo xam ni am na ñeent fukk ak juróom yoo xam ne pare na presque peinture la laaj ak carreau waaw ñu ne léegi comme ay nit a ci dëkk noonu nañ ko jël ñu jox ko nit ñi ñu jox ko ñu xool néew di doole paa yu màggat yi mère yu màggat yi ak jigéen ñi nga xam seen jëkkër dañoo gaañu ak seen njaboot ñu jox leen kër yi bon ci biir loolu nag ñu waxtaan ci ak préfet bi fi nekkoon waaw mu ne non bu ñu joxee defee noonu day am ñoo xam ne dañuy yaakaar ni comme kër yu pareegul sax joxe nañ ko dootuñu amati kër ñu ne kon nañu xool këru Jaxaay yi ni mu toll ku nekk ñu jox la benn numéro su fekkee kër gu pare la boo ñëwee nga am chance kër gu pare nga dëkk
su fekkee parewul boo mënee xaar ñu eggale la nga ñu eggale la boo mënee eggali sa bopp nga eggali sa bopp ci cadre boobu ñu joxe numéro yëpp mais ci biir joxe boobu dañ ci dugal ay tappale yu ci bokkul loolu indi coow li mais sinon jaxaay noonu nañu régler problème bi bu yàgg comme ça léegi nit ñi jot seen kër ñu toog xaar ñu eggali la am na ñoo xam dañ la naan boo leen joxoon këru jaxaay dama koy toj tabaxaat ko parce que am nañu moyen mais am na ñoo xam ne ay néew doole boo leen joxoon kër gu eggagul ba fii ak fukki at duñu fa teg benn seng parce que amuñu doole boobu am ñoo xam ne bi ñu dëkkee jaxaay 2 mois lañ fi def modifié nañu seen kër am ñoo xam ne bi ñu dëkkee jaxaay ba léegi bunt yi dajjeeku na parenté yi dajje nañ ko na ay finifère lañ ko takkee ak ay saaku parce que amuñu moyen ay néew di doole lañu waaw donc ku xam ne dañoo tëj këram muy total nag njabootam boo koy wutalee fu mu dugg naam dimbali nga ko mais boo ko joxee kër gu pareegul mu war ko defar war continuer di fay luwaas kañ la fiy dëkk waaw alors loolu moo tax ubbi dëkk yi toog fi ba léegi ñu nag waxtaan nañu le coordinateur du projet bindoon na le gouverneur à l'époque daaw mu bindee le gouverneur ñu xamal leen ni ñoom ñu ngi dépendre ci hiérarchie bi xaw ma lan bon lettre bi ñu rectifié ko envoyé ko au niveau du ministère de l'Intérieur ba léegi y a pas eu de réaction fan yii passé nous avons écrit au ministre le directeur de cabinet nous a reçu recevoir nañu ak le conseil technique waxtaan nañu y a une mission bu jógee bu ñëw sur le terrain fii def nañu le tour bind nañu le ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique bind nañu gouverneur foofu danaa ci wax tuuti ministre bi dafa mel ni dafa xamul fu muy taxaw parce que mënoo ne dañ la dénk programme logement mu ne dañoo bëgg locataires yi nañ leen dimbali ñu am kër yu ñu dugg comme ça ñu jóge ci statut locataire nekk propriétaire waaw da ñun état moo ñu def locataire ñun dañoo amoon suñuy kër duñu fay luwaas am na ñoo xam ne sax seen kër dañoo amoon seen kër dëkk ba pare loué ay nit di ci foraatu ñaari dërëm léegi état mu ngi tëj suñu kër ñu nekk ay locataire au lieu ñu dimbali ñun ñu jotaat suñuy kër ñu ne dañuy dimbali locataires yi ñu am ay kër te ñun ñoom ñu def ay locataire gis nga paradoxe boobu moo tax ma ne moom xamul fu muy taxaw parce que le plan Jaxaay fait partie de son département te ministre yi fi jaar yëpp dañuy yeb dañuy fontoon nit ñi amuñu yërmande ci askan wi dimbali wuñu askan bi toppatoo wuñu askan bi parce que mënuñu comprendre le ministre kii Diop mu tudd Khadim Diop bi mu fi nekkee le MRAG bi ñu ko créé un ministère boo xam ne tout le monde l'a salué parce que c'est un ministère qui pouvait régler le problème des inondations et régler le problème des logements à travers la lutte contre les bidonvilles bi mu fi toogee 272 maisons yi ñu waroon tabax ba léegi des na 64 maisons yoo xam ne pareegul si këru Jaxaay yi la de Diène Farba saa yi wax ci télé bi da daan wax naan 3000 logements Jaxaay yi Ablaye Wade 2200 la tabax Macky Sall moo eggale 800 logements yi c'est pas vrai les 800 logements là ba léegi pareegut parce que actuellement des na 386 maisons te ñoom 272 maisons yi ñu waroon tabax des na 64 donc 208 maisons la ñu tabax yeneen yi ci des dañoo fekkoon ñu tabax ko ba pare jotuñu ko attribué mu tombeek alternance bi ñëw ñu boole ko ak ñoom li ñuy tabax ñu joxe ko waaw xamuñu sax la noo xew ça veut dire que Jaxaay les intéresse pas parce que Mbaye Ndiaye bi mu ñëwee fii ànd ak le directeur de la SNHLM ñu ne 2200 maisons yi nga xam ne attribué nañ ko président maye nag caution 4 millions bi nga xam ni moo boru 4 millions bi nga xam ne moo lalu ci ndoddu këru Jaxaay yi mais moom xamul ni 2012 ak léegi jox nañu 380 et quelques maisons kon moom en tant que ministre de la République xamul lu xew Jaxaay président de la République xamul lu xew Jaxaay parce que 2200 la wax alors qu'on était à 2580 et quelques maisons kon ñoom xamuñu lu xew Jaxaay ça veut dire que Jaxaay les intéresse pas mënuñu nekk fii ay citoyens le président de la République a été élu par les Sénégalais nit ñi ñoo ko wóolu dénk ko suñu réew moomu réew mi damay dégg ñu wax borom réew mi ñu dénk ko suñu réew di ko fay alalu askan bi pour mu liggéeyal ñu jox ko suñu alal mu liggéeyal ñu mu jël ay nit wóolu leen jox leen ndomb tànk ñu leen di fay suñu alal pour ñu liggéeyal ñu les députés à l'Assemblée nationale il y a des députés de Pikine de la banlieue ñoo xam ne ñu ngi leen fay alalu askan bi pour ñu liggéeyal ñu mosuma dégg kenn ci ñoom ko ci waxu plan Jaxaay te pourtant Assemblée nationale moo voté woon une loi pour ñu reporter les élections législatives de 2006 yóbbu ko ba 2007 juin 2007 waaw ñu ne dañu xaalis 7 milliards yi ñu waroon utiliser dañ koy jël pour constituer un fonds pour le plan Jaxaay yokk nañu mandat député yi 1 an amul benn député bu yëkkati mës a yëkkati benn bekk sukkar yóbbu ko ci site de recasement yi dimbalee ko sinistré yi te yokk nañu seen salaire pendant 1 an waaw Assemblée nationale boobu ba léegi mu ngi fi mosuma dégg benn député bu ci wax ni problème mu plan Jaxaay te ñoom ñoo voté woon loi bi waaw d'ailleurs nous avons écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale waaw ci cadre boobu mosuñu ci dégg benn réaction alors
7 milliards yooyu la ñu boole ak 45 milliards du programme spécial indépendance de Kolda muy 52 milliards ñu ne nañu tabax kër yi les 3000 logements du plan Jaxaay 19 milliards 500 millions fukki milliards ak juróom-ñeenti milliards ak genn wàll mooy tabax këru Jaxaay yi ñu ne juróom fukki milliards ak ñaar la ñu jox Oumar Sarr ministre de l'habitat waaw de l'assainissement ak xaw ma lan ak lan ak lan waaw il était ministre d'État ñu koy fay suñu alal dénk ko dem ba ci biir ñu indi seen tappale moom ak Aziz Diop ak Aïda Diong ñu lekk suñu ñaar fukki milliards. ñu ne produit 20 milliards. 20 milliards ñu ne produit phytosanitaire du plan Jaxaay 20 milliards yooyu déjà këru Jaxaay yi 3000 logements yi 19 milliards 500 millions la ñetti école primaire ak lycée bi mu war a tabax yëpp boo ko xoolee 500 millions avec 20 milliards di nga am ñetti junni kër ak ñetti école primaire ak lycée bu pare ñoom ñu lekk nañu 20 milliards. Sénégalais yaa ngi may dégg. Aïda Diong Aziz Diop Oumar Sarr mooy ministre bi Aïda Diong mooy directeur de cabinet ministre bi nekk en même temps coordinateur plan Jaxaay Aïda Diong mooy entrepreneur bi te ñoom ñëpp ay mbokk lañu ñaar fukki milliards mu ngi seen biir ñu ne produit phytosanitaire lañ ko jëndee man mii di wax ak yéen man maa yoroon mbënd mi commune Djiddah Thiaroye Kaw mësuñu jot 1 litre d'eau de javel bu jógee ci plan Jaxaay kon produit phytosanitaire yi kan lañ ko jox. plan international ONG VECO ak AGETIP ñooñu doon jox du grésil brut de l'eau de javel et de la décamétrine des brouettes pelle râteau mosuñu jot 1 litre d'eau de javel bu jógee ci plan Jaxaay fan la ñuy dugal xaalis bi produit phytosanitaire yi ñuy wax kan lañ ko jox ñun de Djiddah Thiaroye Kaw bokkuñu te ñu ñëw ëppale woon sinistré dans la banlieue waaw dolli si nee nañu jënd nañu ci 2000 tentes xaalisu plan Jaxaay boobu jënd nañu ci 2000 tentes pour les rebelles de la Casamance. Les rebelles de la Casamance lu ñu jotee ak xaalis boo xam ne dañ ko mobiliser ñu nañu dimbali ay néew di doole l'opposition comme le pouvoir à l'Assemblée nationale tout le monde s'était solidarisé pour soulager la souffrance des populations ñu ne Aziz Diop dama ko wax à la barre mu ne xaalisu plan Jaxaay bi jënd nañ ci 2000 tentes pour les rebelles de la Casamance waaw léegi nag loolu damay laaj sénégalais yi loolu lan lay nuru 2000 tentes yooyu les tentes bu dee yi ñu utilisé woon ci bâche yi la yooyu ça coûtait 400 000 francs par tente 2000 tentes ça fait 800 millions tey jii boo ko dugaloon ci plan Jaxaay kër yi egg parce que 386 maisons moo fi des yi ñu war a eggali 386 maisons yooyu am na ci 87 yoo xam ne coulé nañ ko ba pare am na ci 100 et quelques yoo xam ne jóg na ba am chaînage waaw kon tey jii 800 millions yooyu boo ko dugaloon ci plan Jaxaay tey nga eggali projet bi hôpital baa ngi nii projet bee ko waroon tabax. Entrepreneur bi mu demee ba nga xam ne finition moo ci des jotul ñaari dërëm la arrêté on lui doit actuellement 1 milliard 300 millions jox nañ ko 300 millions des na 1 milliard lu tax xaalis boobu ñu ngi seetaan ñu naan Aïda Diong dafa amoon alal Aïda Diong nangam CREI nee na mënul topp Aïda Diong pour enrichissement illicite mais xaalis bi Aïda Diong xaalisu marché plan Jaxaay yi CREI yi noonu yoonam nekku ci benn juridiction moo ko war a topp ñu ngi ñaan nag état bi na jël ses responsabilités nañu eggali këru Jaxaay yi jox ko seen borom Marième Faye Sall dégg naa ñu ne mu ngi dimbali doomu aadama yi mais madame la première dame maa ngi lay yëgal ni am na sa moroomu mère de famille yu nekk fii yoo xam ne état moo toj seen kër ñu ngi toltolaan seen njaboot amuñu fu ñu dugg am na ñoo xam ne fu ñu luwee bu ñu fa defee ñaari weer ñetti weer ñu toroxal leen parce que ñoom ñooy daw dépense seen jëkkër gaañu na ñooy daw dépense war a yor seen njaboot amuñu fu ñu dugg amuñu ku leen dimbali wéeruñu ci kenn te dégg naa yaa ngi dimbali doomu aadama yi waxuñu nga dimbali ñu nag mais nga xamal sa jëkkër ni waaw monsieur le président Macky Sall nga xamal ko ne li ñu koy wax ci plan Jaxaay yëpp dara du ci dëgg Jaxaay pareegut borom kër yaa ngi toltolaan seen njaboot amuñu fu ñu dugg ay mère de famille ay veuve ñu ngi fi ay paa yoo xamante ni seen doole jeex na fexe woon nañu ba am pokkus bu ñu dugal seen njaboot ndox mi ñëw na nangu nañ ko toj nañu kër yi ñu ngi fi amuñu fu ñu dugg ñii ñu ngi feebar ñii ñu ngi génn àdduna ñii ñu ngi nekk si situation yoo xam ne métti na ngeen taxaw ci ngeen dimbali doomu aadama yi bu fekkee ni yërmande bi ñuy wax mu ngi ci yéen waaw. ñu wax ci courant bi tam parce que dégg naa ñi fi dëkk tamit ñi ngi am courant mais kenn du ci fay courant. ah waaw Jaxaay day moom mu ngi noonu léegi heureusement la Sénélec a compris Sénélec xam na situation bi am Jaxaay parce que Sénélec société nationale la waaw suñu xaalis moo fa nekk boo xam ne moom la ñuy fay askan wi mooy la ñuy fay ay nit pour ñu liggéeyal ñu waaw alors bu courant bi yombee day arrange ñëpp bu courant bi jafee day métti si ñëpp am na fi nag ñoo xam ni bi dëkk yi moom sont pas des relogés wuñu leen ba pare ñu ngi consommer courant waaw courant boobu nag léegi ñun la ñu bëgg mooy courant bi comme dafa cher ci ñëpp courant bi na jaar bu jaaree yoon xëy na dina yomb
ñii nga xam ne ñu ngi jàpp courant bi te moomuñu courant bi fayuñu courant. mais ñoom nan la ñuy def ba am courant. ah si niche yi lañ koy jëlee niche yi dafa am niche yoo xam ne départ courant la nit ñi fa la ñuy ñëw branché xëcc seen i fil jaxaay léegi tane na jaxaay bu njëkk ba amoon na ay nit ñu fi nekkoon ñoo xam ne boo taxusee bees dañ la naan da nga jox ñaari junni ñi jënd la fil nga joxe ñaari junni filu antenne yi filu Sonatel yi moom la ñuy raccordé ko takk ko ak ay finifer rek ay perméable fexeel ba xëccal la léegi chaque fin de mois tu donnais 5000 ou 10 000 francs ay nit ñoo ko doon lekk te la Senelec était complice les agents de la Senelec étaient complices chaque fois bu Senelec ñëwee buddi fii di yëpp balaa guddi nit ñi ñëwaat monté waat fii di ku taxu si bees ku ne jaar nga si loolu lañ daan lekk sa xaalis te réseau boobu trafic boobu mu ngi fi ba léegi léegi ñu doon trafiqué loolu si au niveau de certaines zones am na fa ba léegi ñooy jaay courant bi ubbi dëkk yi. kër yi tam dégg naa am na autorité yi jaay ay kër sans pour autant que ñu am. plan Jaxaay au départ y avait du n'importe quoi daaw ñu laaj kayitu kër dañu naan délégué de quartier sa quartier am na fukki kër yu génn mu indi fukki photocopie carte d'identité légalisé moo tax ñu bëri ñu ngi fi Jaxaay mosuñu am kër am nañ fi kër mais attribution légale la parce que commission moo leen attribué mais parallèlement am na ñoo xam ni HLM moo leen jaay kër ay na courtiers yu nekk fi Jaxaay liggéey ñu fenn dañ la naan kër gi dañ koy jaay bureau ba ngay fay ñu def ci sa tur waaw recensé nañ fi 53 maisons yoo xam ni HLM moo ko jaay 53 maisons te ñooñu maa ngi leen di xamal ni amuñu kër tey amuñu kër ëllëg parce que du commission Guédiawaye wala commission Pikine moo leen attribué kër yi commission dafa am liggéey bu am commission mooy toog ñu ne diw ak diw ak diw dépp yooyu bu njëkk ba c'était n'importe quoi en 2012 bi ñu ñëwee man maa indi agence publique dañuy woo ñëpp ñu toog ñu ne quartier diw déglu leen xam ngeen diw waaw am na kër xam ngeen diw waaw am na kër xam na kër diw amul kër diw moom kër magam moom kër wala papam wala yaayam diw la tudd nangam ba mu jeex ku si bokkul ñu dindi la ku si bokk te surtout nekk suñu dugal la askan bee ko daan def dañaa woote si bassin ñetti mbaar ñëpp feet fa del quartier par quartier bi ñu seggee loolu ba pare yamuñu foofu on a fait des enquêtes de police si biir enquêtes yi sax am na ñoo xam ne bi audience publique dañoo yaakaar seen papa moom kër gi mais ba ñu toogee devant le commissaire de police xamal nañ ko ni kër gi dañ ko dénkoon sama papa wala kër gi sama magu papa moo ko moom wala diw moo ko moom yooyu yëpp pour teg yëf yi si yoon bi yëf yi tegoo si yoon ba pare waaw la ñu commencé attribuer kër yi commission mooy toog ñu tànn ñi ñu war a jox ñu defar benn PV préfet signé ko envoyé ko ministère bu demee ministère ñu reprendre la même liste def si numéro kër numéro unité bi mu nekk entreprise bi ko defar ak date de réception bi muy defar PV bi envoyé ko HLM bu demee HLM defar ni kayitu kër yi woo nit ki mu ñëw jël si caabeem mu signé jox ko caabeem kooku mooy procédure normale mais ku jékki-jékki rek ñu woo la ne la kaay bureau ba ngay fayee ñu def la nga ñëw joxe si 5 millions ñu jaay la kër amoo kër parce que surtout nekkul si liste Guédiawaye nekkul si liste Pikine waaw kon ñooñu nañu considéré ne amul kër Sénégal ba mu daj amul benn bureau bu ñuy jaayee këru Jaxaay kenn du ko jaay borom kër gi moom këram nag am na sañ sañu jaay këram bu ko neexee ñu bëri jaayoon nañ seen kër fii parce que dañu doon xalaat 4 millions yooyu ñu woon ne dañ koy fay amuñu nuñ koy fayee jaay nañu seen kër mais si jaay bi tamit kër gi contrat location vente la boo koy jaay contrat de cession et de vente ngay def si biir contrat de cession bi dañ siy expliquer ne kër gi am na boru 4 millions bu ci gàllu boo xam ne bis boo ko fayee nga mën a réclamer sa titre foncier léegi nag am na ñu fi jënd kër amuñu kër am na ñu fi may kër amuñu kër HLM am na terrain yu mu fi jaay récemment jàppante nañu ak ñoom fii ba affaire bi indi na coow lu mag ay nit commencé woon nañu tabax ba dañ leen freiné def nañ seen fondation ba pare dañ leen freiné terrain Jaxaay amul lu ñu fiy jaay te ñun li ñu réconforté mooy coordonnateur Idrissa Tall ñu koy gërëm au passage mooy nit ku gore ku jub ku fonk doomu aadama yi ku am respect si sinistre yi bu ñu duggee bureau du am jàmm ba ñuy génn mais malheureusement moment bi mu ñëwee daf fekk projet bi amatul xaalis fekk gars yi lekk nañu xaalis bi mais moom bu fi nekkoon depuis le début kon nag ni Jaxaay pare na bu yàgg parce que ku am yërmande la ku fonk te léeg-léeg sax moo ñu naan est-ce que du ngeen dem seeti gouverneur wala du ngeen dem ministère du ngeen def nangam ak nangam parce que affaire bi mu ngi yàgg waaw. il nous a rassuré que 386 maisons moo des yoo xam ne man signé wu ma benn kayit boo nee ne jox naa ko diw waaw te 386 yooyu am na délégué de quartier yu fi jaay ay nit ba ñu jënd ba ñu ngi tabax jënd nañu kër yi ba ñu ngi koy modifier et sur la base de quoi ay attestation provisoire d'attribution de logement waaw alors ces attestations qui n'ont aucune valeur juridique ci la ñuy jaayee nit ay kër ñu jënd ko parce que délégué yi nee nañu gouverneur moo leen yabal wala xaw ma lan ak lan gouverneur yabalul kenn préfet yabalul kenn le coordinateur yabalul kenn
ay délégué de quartier yoo xam ne dañoo yàgg truand si jaxaay bi jaxaay a ngi jeex ñu ne nañu profité def si lu ñu neex parce que du mujj fenn heureusement que ñun ñu ngi fi toog di veiller à ce que kër yooyu ñu eggali ko jox ko seen borom te dinañ ko eggali jox ko seen borom incha allah. léegi yéen yan action ngeen fas yéene mener pour lépp delluwaat ci yoon. bon actuellement nii waxtaan nañu ak ay entrepreneur parce que jaxaay xam nga jaxaay dafa nekk nébuleuse bu garaaw moo tax yi am na kilifa yoo xam ne sax sooratuñ si jaxaay au départ entrepreneur dañ lay jox xaalis pour nga démarrer liggéey bi boo tolloo fenn fi ñu joxaat la xaalis nga eggali nga toll fenn nga ñu joxaat la xaalis ba mu muy pare am na ñoo xam ne lekk nañu xaalis jaxaay tabaxuñ fi dara dem nañ seen yoon maa yore affaire yi sama waay nga wutal kayit ma jox la marché nga am si ma am si ñi nga xam ni saay-saay la ñu lekk nañu xaalis dem nañ seen yoon am na ñoo xam ni état projet bi moo leen ameel xaalis liggéey nañu ñu war leen fayuñu leen mais am na ñoo xam ne moom fay nañ leen lekk nañu xaalisu état bi te liggéeyuñu am na ñoo xam ne ñoo ngi en contentieux avec la justice ba actuellement seen dossier mu ngi si yoon am ñu déposer caution sax pour ne pas aller en prison waaw léegi ñu ngi waxtaan ak ay entrepreneurs ñoo xam ni ñu ngi siy jàpp waaw ils sont prêts à reprendre le travail pour ñu eggali ko dañu doon xaar année bu bees bi jeex ñu ngi doon xaar aussi la réaction du ministère parce que comme nous avons rencontré le directeur de cabinet nous avons tenu des réunions avec les conseils techniques ak yooyu yëpp au ministère le ministre a été imprégné de la réalité maintenant mais man li ma jaaxal ba léegi moom dañu déggul fenn fu muy am moom daal les logements sociaux rek lay wax les 100 000 logements nee na le 10 ak le 11 dañuy def des journées de logement à Diamniadio au centre Abdou Diouf le 7 il y a le conseil présidentiel waaw ñu ngi xaar à l'issue du conseil présidentiel du 7 de toute façon le 4 nañ def assemblée générale qui sera sanctionnée par un mémorandum bu ñu jox autorités yi léegi le 7 président dina wax ci affaire logement yi il y aura un conseil présidentiel sur le logement ñu ngi déglu la déclaration ba xam lan lay wax ci jaxaay soo xul dara ci jaxaay ñun le 11 nous irons à Diamniadio nous allons mobiliser les familles nous irons à Diamniadio parce que le public y est invité nous allons mobiliser les familles dañ jël ay njëg njaay yu bëri on va aller à Diamniadio bu ñu demee ministre bi dañu lettu mbaa ñu mu firi ñu waaw. Merci beaucoup.